Birane Diop bokk ci parti socialiste waaye nekk ci ay jegeñaale Babacar Sall maire Ndakaaru bi nga xam ne mi ngi ci kaso jamono ji àjjuma ak jàmm la àttekat bi war a leeral ay mbiram moom la ñuy dalal tey ngir waxtaanee actualité réew mi Birane Diop maa ngi lay nuyu. Bonjour Moustapha maa ngi lay nuyu. alors li ñuy njëkk a def bala ñuy dugg ci waxtaan moo ne yow ndaw nga. bokk ci kujje politique gi semaine bii ci la ñuy waxtaanee bilan président Macky Sall ginnaaw bi defee juróom-benni at ci bopp réew mi yow boo doon def bilan bi lan nga ciy tënk. Moustapha nga may ma rek balaa may tënk bilan bi. ma jàll wax dëgg yàlla suñu mbokk bu fi jugee di le grand maire Mamadou Diop. ku ne xam na digganteem ak Khalifa Sall nekk ci ñi nga xam ne nii bokk na ci ñim jàngal politique. jël si loxaam également dugal ko wan ko lan la ñuy yoree réew nekk également chef d'œuvre de l'administration et de la décentralisation au Sénégal donc tey bu. la sortie publique bi mujj def sax. ci procès wu Khalifa Sall ci lañ ko nit ñi mujj gisee. mel ni ne tàggatoo la woon donc loolu dafay firndeel ne que moom ak Khalifa Sall wax dëgg yàlla mbir yàlla am na ci. di ko jaale mais di ñaawlu surtout le fait que président Macky Sall. démb bi mu wàccee génne àdduna dañoo rafetoon na moom mu am voyage waroon na ko annulé parce que le maire Mamadou Diop du nit ku ndaw ci Sénégal du nit ku ndaw ci Afrique du nit ku ndaw ci àdduna donc xew-xew yu mel noonu war na mën a annulé visitam parce que bu xewoon ci yeneen les pays qui se respectent ñi respecté seen i figure dinañ annulé seen i visite. mais teewul premier ministre waaw mais dafa gënoon rafet président teew te may wan ne président la plupart des cas quand c'est important il est absent du pays wala en tout cas il est absent des événements def na ko fi événement bu fa bayot bi def na ko fi bi ñuy sonalee xale yi également may profiter di jaal également di masawu famille yi mi ngi ko fekk ci extérieur te lu mel noonu bi mu amee France Charles suñu avion la jël def ci kérosène ak suñu xaalis yóbbu ko dem di manifester donc jaadu woon na tey ku figure bi mel noonu wàccee àdduna république yëpp dim di ko sargal moom moo ñëw. ñu ñëw ci juróom-benn at yi mu def ci bopp. voilà maintenant su nekkente ne dama war nar a def bilan. président Macky Sall moom fi xaj mais da ngay tënk rek. waaw ma tënk parce que def bilan Macky Sall moom yomb na trop sax. li ma ñaari mots laa koy tënk. bilan bi scandale la. trahison wala déception. lu tax scandale. alors scandale li ñu koy commencé mooy Macky Sall dafa. 2012 ku ne xam na li fi xew opposition yi yëpp maanaam société civile force vive de la nation ñëpp dañoo tënkoo àndandoo en tout cas def benn say fexe ba li fi nekkoon li nga xam ne lu ñaaw la ñu dindi ko fi ñoom nag bi ñu demee deuxième tour yàlla def mu jiitu opposition bi yëpp maa ngi ko jàppale ko mu gagné ci programme mu Benno Macky 2012 d'abord ensuite Benno Bokk Yaakaar mais bi mu ñëwee décision bi gën a mag mooy dafa dawal lu bëri mais man kat programme bi ñu ma falee woon sax doyu ma léegi damay changer def plan Sénégal émergent loolu muy retard bu mag boo xam ne nii ñun seetlu nañ ko ci moom ñaareel bi mooy daf ne woon bu faloo day def en tout cas gouvernance sobre et vertueuse maanaam ñoŋal nu mu gën a selle te mu gën a yamee mais li ñu seetlu bi mu ñëwee lim njëkk a war mooy ministre yi mu teg daanaka mat nañ juróom fukk loolu di wor loolu nga xam ne ni kàddoom daf kaa soppi ci diggante bi leneen li mooy gouvernance sobre ak vertueuse ñu seetlu ne présidence de la république budget 74 milliards te mun a day ñoŋal àllu réew mi donc jàpp naa ne loolu war la jóg caane trahison la bu rombee loolu également building administratif bi nga xam ne ni dañ koy tabax depuis 30 milliards tey jii mi ngi naan dañ ko doon réfectionné sax la du tabax waaw maa ngi rafet la nii naan tabax mais dañu koy defaraat 30 milliards mënul fexe ba pare ba léegi parewul kenn xamul tax dina pare ci mandaam en tout cas dina yaakaar naa dina jeexal te du pare war nañ leeral nag mën naa loolu moo tax parewul ci 30 milliards du fukki dërëm du ñaar fukki dërëm bu rombee loolu gouvernement ku ne xam ne ne moom mooy tënk en tout cas mooy makkaan bi nga xam ne ne fa la ministre yu bëri daa nekk mooy symbole gouvernement Sénégal day déplacé cité ministère yóbbu jëm ñaajo ci ñaata ci 50 milliards donc yaa ngi réflexionné building bi pareegul dalu gouvernement bi mooy dalu gouvernement pareegul nga ne da nga yóbbuwaat beneen dalu gouvernement ci 50 milliards te dara loo xam ne ni am na lu ci leer leneen léegi également li bees mooy dafa bëgg a tabaxaat beneen palais ñetteelu palais ci 100 milliards ñun suñ palais bi yaatu na yaatu boo xam ne ni lépp xaj na ci ben bu rombee nee na bii tubaab yoo ko fi defoon donc waaw mais nañ defar suñu bos
am na njariñ ndax tubaab bi ñoo koy occupé loolu moo ci jar a seetlu ndax dafa màgget ndax dafa présenté wu les sécurités minimum qu'il faut pour héberger la présidence de la République, pour héberger le président et sa famille. Question yooyu la ñuy posé bu rombee loolu am na beneen palais bu nekk Popenguine. Donc lan moo fi urgence. D'accord. Alors xam naa ne ak également bëri na mais bu rombee scandale yooyu may wax ni bilan bi également dañ ciy dugal emprisonnement à tout va, harcèlement donc loolu bu ñu tënkee bilan président Macky Sall daanaka ci juróom-benni at consommé nañ fi 20 000 milliards ci francs CFA ci lan mooy résultat bi Sénégal yi xëy manqué na 500 000 emplois yu mu waxoon daf koy. di nga d'accord ak man su ma ne la bilan aussi dafa am lu positif am lu négatif yow lu négatif rek ngay tudd nag boo tudd lu positif mais lii positif ci bilan Macky Sall dinañ jàpp ci ne taux de croissance bu Sénégal fi ko Macky Sall yóbbu mosu faa dem ñu ngi ci 7,2 lañ wax boog te loolu ça veut dire au moins que ni depuis mu ne ci nguur gi am na lu yokk ci réew mi. waaw Moustapha foofu xam naa di nga fi may tuuti ma def fi taxaw seetlu. parce que lan la ñuy woowee taux de croissance ak lan la wundu carrément taux de croissance mooy nan koy nattee mooy année ñaari année lañ koy nattee. maanaam ñu jël année 2017 ak année 2018 ñu xool ndax koom-koom bi yokk na. waaw alors ñi ngi naan 7,2 lañ ko yóbbu. évidemment que budget bi am fa mu agsi wante li am ëpp solo ci taux de croissance mooy lan parce que buñ ko jéemee faram-fàccee lan mooy taux de croissance mooy dañuy xool ndax réew mi koom-koom yi yokk na ak bu koom-koom bi yokkoo ñan ñoo porté yokku koom-koom boobu ñan ñoo ko créé ñu tax yokk am alors entreprise yi la ménage yi la fonctionnaire yi la importation ak exportation yi la mais soo xoolee point par point yi porté koom-koomu Sénégal doo ci jël benn entreprise bu mag boo xam ne ni Sénégal la soog boo wala ab Sénégal moo ko moom yan ñoo ko porté Orange la Eiffage Total Bolloré Necotrans boo laajtee ndax suñu taux de croissance yow ci entreprise yi boo laajtee ñan ñoo ko moom ñu la France tugal alors su rombee loolu importation exportation mooy li ngay créer di ko li ngay jaay mooy exportation maanaam li ñuy bayee wala ko jaay bitim réew voilà te fii lu ci ëpp solo li ñuy génnee réew mi mooy li jóge ci mbay mi te kenn transformé wu ko donc loolu mën naa ne daanaka juru sax am bu bëri li ci ëpp solo mooy nag lan la ñuy jëggaani maanaam suñu jaayee par exemple mangue lu damay jël benn exemple ndaw rek bi ñu génnee mangue jaay ko dañuy soxlawaat jus de mangue waaw suñu jaayee meew du lait frais dañuy soxlawaat sachet meew sungus meew ñu ku ne xam ne léegi meew Nestlé la meew Danone boo laajtee ñu ne la Tugal la nekk donc importation bi également nekk balance bi dafa déficitaire maanaam soo xoolee soo nattee yow li ngay perte ci xaalis mu ëpp li ngay gagné ci xaalis donc foofu noonu taux de croissance bi war nañ taxaw seetlu fan la génnee su loolu rombee également recette yi maanaam li nga xam ne ni impôt ñoo koy collecté loolu ku ne xam na ne ñu ngi pressé famille yi ñu ngi pressé employé yi pour yow li ñuy dafa bëri soo jëndee par exemple ñuy tax ci bulletin ci salaire yi travailleurs aussi dafa bëri soo ko jëlee par exemple président Macky Sall wàññi woon na ko fii lu bëri bi muy en 2012 déjà am taxe ci salaire yi wàññi woon na ci lu bëri impôt sur les revenus wàññi na ko impôt sur les revenus voilà wàññi na ko wax na ne wàññi na ko mais bi ñu doxaatee kuy liggéey kat xam nga ne wàññi na ko bi ñu doxalee tuuti rek ku ñu nekk sentiraan nga ci sa bulletin de salaire en tout cas man personnellement sentir naa sama bulletin de salaire que la preuve yàggul dara jàngalekat yi taxaw ñëw nañ fii ne dañoo jekk-jekk gis ñu yokkal leen loo xam ne ni wala ñu daggal leen loo xam ne ni xamuñu fu mu jugee bi ñu demee laajte direction de la solde ñu ne erreur la ba léegi kenn corrigé wu ko donc da ngay jekk-jekk gis ay yokk yoo xam ne ni kenn mënu la expliquer fan nga ne nguur gi li mu maye woon da ko bëgg a nangu te day maye ci loxo ndeyjoor nangu ko ci loxo càmmoñ la preuve ci bilan bi également loolu duñ ci dugg da nga ne peut-être da nga ne bi xëy na bi muy soog a commencé nee na day wàññi loyer yi mais tey à Dakar wàññi woon na ko mais tey à Dakar soo xoolee benn chambre kase li mu daan jar presque dafa doublé d'accord donc mesure yooyu ba jàpp ma ne am na effet waxtu wi li ci des bareetul du ñu am temps wu dugg ci lépp mais dañuy jéem a daw rek waxtaane léegi mbirum justice parce que tey actualité ci réew mi mooy justice procès Khalifa Babacar Sall dinañ ci ñëw léegi ak verdict bi mais li am tey mooy démission wu magistrat bii di
déjà annoncé woon na la couleur at yee ñu weesu démissionné woon ci conseil supérieur de la magistrature tey jii mu ne far na sax bàyyi nekkatul magistrat ndaxte justice du Sénégal dafa feebar. est-ce que d'accord nga ak moom ci analyse boobu. damay d'accord ak moom ci lu bëree bëri. parce que yamul rek ci démissionné bi mu démissionné daf ci bindaal lettre wax li ko metti te bu jiitoo loolu dafa nekkoon ci benn kuréel bi nga xam ne ni jëlee na saytoo carrière magistrat yi ñu koy wax conseil supérieur de la magistrature. magistrat yu bëri en tout cas ñi ci ëpp nee nañ président dafa war a génne loxo am ci conseil supérieur de la magistrature parce que am na ci yoo xam ne nii pour wañ loxo la moo tax magistrat yu ci bëri moomuñu seen bopp. alors bu ñëwaatee def lii damay jàpp ne suite logique la continuité par rapport à ses convictions et li koy firndeel lu bëri du ñun ñoo ko wax du population bi moo koy wax magistrat yi ci seen biir ñoo koy wax bu rombee Ibrahima Abou Dème bi poser un acte fort mais Souleymane Teliko bi jiite l'actuel union des magistrats du Sénégal wax na ko fi ne justice da exécutif war a génn la xam ci justice keneen également koo xam ne ne baatam am na solo te bu ñu ko waxee dinañ ko dégg muy l'ancien procureur de la CREI Aliou Ndao ku ne xam ne ni ñu ko dàqee ci CREI bi ñu génnee bi magistrat yi def seen séminaire moom génn na ne exécutif bi dafa dugal loo xam bu baax a baax que indépendance amu fa. amul indépendance président Macky Sall wax na ne moom pare na pour génn ci conseil supérieur de la magistrature. mais xam nga une chose est de dire et l'autre chose également de se dessaisir complètement également de sortir des arcanes et de sortir sa main dans l'appareil judiciaire. alors ci contexte donc waxi kasa ñun mënuñu ci parce que d'ailleurs président mënuñu wax luñ gëm parce que lu mu wax dellu na ci ginnaaw donc lu mu wax dellu na ci ginnaaw mooy bi mu balaa ñu koy fa lan la wax bu ma faloo li may njëkk def mooy wàññi sama mandat. waaw mais nee na constitution mayu ko. waaw defal ndànk rek dinaa la wax beneen boo xam ne ni constitution mayu ko te def na ko lu ma waxoon sama rak du ma ko nommé ci décret lan la def Alioune Sall kan moo ko nommé lu décret moo ko d'accord alors waxtu wi jeex na mais ñu waxtaane très rapidement li nga xam ne moo nar a xew àjjuma muy verdict bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci tribunal bi nga xam ne le juge Lamat moo ko jiite jëm ci wàllu Khalifa Babacar Sall yéen ñi ànd ak Khalifa Sall nan ci yan condition wala boog lan ngeen di xaar ci li nga xam ne mooy verdict boobu la damay rek optimiste mun naa ne à 200% mais dama koy di ko jaacafal ci jàmbaaram di ko wax ne ko yàggul dara incha allah ajjuma dina génn ñu tàggal ko mu réew mu génn soreetul moom incha allah ajjuma dina génn ñu tàggal ko mu wër ndakaaru gi mu defar ba mu ne boy ñu ànd ak moom dugg ci biir Sénégal yi fexe ba wane ko présenté ko yaakaaru leen àttekat bi teg ko daal en tout cas àttekat bi li ma gëm mooy dina ko bàyyi parce que si les ci fay droit rek les juger Khalifa Ababacar Sall dina génn ànd ak ñun et ñun gëm nañ même su nekkante ne exécutif mi ngi dugal loxo am di weñ loxo magistrat yi am na ci magistrat yoo xam ne am nañ fu laaj su génn amul lu ngeen di def non ñun nekkuñu sax hypothèse du génn day génn d'accord di ko sant di ko gërëm moom Birane Diop di fàttali moom mi ndaw la bokk ci parti socialiste waaye gën a bokk nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ak Khalifa Ababacar Sall jaraafu Ndakaaru bi nga xam ne àjjuma ak jàmm ni mu ko waxee léegi ci la àttekat bi procès boobu la moo koy jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Walf TV